alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi. bisimilah rahmaani rahim mbokki salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi dañu ñëwoon nuyu si la ànd ak mbokki taalibe yi ñu ngi woon ci liggéey biñ tàmbali woon ci weer ci gannaaw mooy géem a formalisé waat jamiyatu Ansaaruddin ci doxinu bu bees tëral dox ak suñ jamono. tàmbali woon defoon nañ assemblée générale bi ci Kaolack defaat extraordinaire bi ci Dakar plateforme yooyu ñu doon proposé ne ci lañ bëgg a dox ak suñ doxini jamono techniciens yi doon ci liggéey muy équipe digitale bi tey nga xam ne lu bees la ci jamiyatu Ansaaruddin ni liñ liggéey lañ bëgg a présenté nga gis ko ci lii lañ yoon wi daal lañ bëgg a jaar di doxal liggéey bi ba ñuy dajeewaat indi le résultat bi nga xaar ñun ñoo jiite woon tey formation bi ñu doon def groupement yi Sénégal bu ci nekk dafa tànnoon délégué benn koo xam ne informaticien la mu ñëw technicien yi doon liggéey lii jàngal ko su demee dëkkam nu muy def ba ñu ci war a dugg ñëpp dugg ci formation boobu lañ doon def tey loolu rek lañ bëggoon a présenté ma jox Cheikh Tidiane Gueye mi nga xam ne moo doon coordonné séminaire bi mu présenté ko comme ça nga ñaanal ñu jug ci liggéey bi. jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare di sant yàlla beneen yoon di toog ci sa ron di jéem a yëngatu ci sa ron ngir sàkk suñu digal suñu ngërmande Serigne Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu liggéey bi nag comme ni ko président Cissé waxee ci ñaar rek laa koy tënk benn bi mooy dañoo dellu ci lettre Ansaaruddin bu Cheikh Ibrahim bi ca début ba muy wax ne doxinu mbooloo mi nañ ko méngaleeg jamono te jamono tey jamono science la jamono informatique la jamono numérique la jamiyatu Ansaaruddin nekk jëfandu boo xam ne moom moo ko fi teg kon buñ ci waree doxal dara pour wax ak àddina bi il faut ñu jéem a làkk-làkk bi nga xam ne moom la àddina imposé tey muy science ak technologie ak numérique moo tax yàlla dimbale ñu mu am ay ndaw yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu biñ defee assemblée générale ci février bii passé fii ak léegi ñoom ñu sos ci lii nga xam ne moom lañ la présenté si tey muy plateforme boo xam ne na bàyyi ñu si waxee ca lettre bi ne dafa bugg a xam dafa bugg suñ xamee ñaata nit ñooy membre ci Ansaaruddin ñu xam ñaata ñooy soppe yi plateforme bi nag ñoom ñu créé ko nga xam ne fi mu nekk nii tey képp kuy taalibe rek bu la neexee mën nga ciy dugg inscrireul sa bopp en tant que taalibe waaye su nekkee da ngaa bokk ci daayira yi tamit daayira ba nga bokk moom mu ngi aju tey ci benn groupement boo xam ne mu ngi ci benn département yooyu comme ni ko Cissé waxee léegi ñoom lañ dajale fii kenn ku nekk yónnee na benn technicien wax nañ ko ni ñuy dugale nit ñi ci plateforme bi ba bu ñibbee incha allahu taala soo ci joxee ndigal à partir de altine ci la ñuy commencé dugal nit ñi ñu ne nag kon nañ ñëw fii présenté la ko bu nekkee am na kenn ku eyoo njëkk ci dugal turam dëgg-dëgg yow la moo tax ñu ñëw pour ñoom ñu defal la benn démonstration bu gàtt rek parce que xam nañ ne sa temps lu cher la pour nga xam liñ liggéey ñaanalal ñu leen yàlla parce que ñun xam nañ ne liggéey bi ñu liggéey am na solo xam-xam dëgg la ci ay temps yu gàtt donc loolu daal sëriñ bi mooy wax ji bu ñu téye sa temps lu bari ñu delloo la kàddu gi su nekkee si foog naa dañuy jox techniciens yi ñu defal ko démonstration benn wala ñaari minutes pour démonstration bi rek mooy plateforme bi da ngay dugg inscrire boo inscrire ñoom ñu yónnee la message comme reconnaître nga sa bopp comme talibé ne la sa cotisation war nga koo yónnee ci biir jamiyatu Ansaaruddin mu ñëw ci sa téléphone bu ñëwee ci sa téléphone ak lii xew léegi muy transfert d'argent yi ay Wave ak Orange Money ak yooyu yow nga tontu sa cotisation bi ci Wave wala ci Orange Money loolu boo ci tontoo dafay dugg directement ci compte jamiyatu Ansaaruddin du jaar ci benn loxo loolu ni mu mën a nekk ci cotisation noonu la mën a nekk ci képp koo xam ne également yàlla da ko wërsëgale woon loo xam ne bëgg na koo contribuer ci liggéeyu pays bi ñaari étape yooyu nag la ñu wax ne vraiment li ñu gën a dal suñu xel daal mooy ngay ki ko njëkk a def bala ko keneen di def kon ma bàyyi leen kàddu gi ñoom ñu def. liggéey te woon ñu ñun ñëpp yoonu liggéey bu nga xam ne dinañ ci taseeg ngërmande yàlla waaye dinañ ci taseeg ngërmande Cheikh Ibrahima yi nga xam ne moo ñu dajale ngir yàlla waaye itam dinañ ci gis suñu njëriñ ñu koy liggéey
ndax liggéey njëriñ dañ ci bëgg a am njëriñ bu gën a dëggu nag ci li ñuy am jamono bu jafe bi mooy nga saxal sa bopp ci diine gëm gëm ñi see baay gëmoon gëm ñi see maam gëmoon ñaan yàlla mu saxal la ci ndax fi mu ne soppeeku jamono bi yéen a ma ko gën a dund gannaaw loolu itam comme ni ma ko waxee woon keroog liggéey ci kaw di wax rek wax rek du yëm fu bëri moo tax ma waxoon ne foo ñuy liggéey loo xam ne nañ ci am xaalis loo xam ne dina génne xaalis ci turu jàmm yooyu ci turu ansaaru diin te lu mën nekk la ndax nit ñaa ngi liggéey lu nit di liggéey rek mën na ko liggéey te gannaaw da ngay ut bul bañ liggéey fekk araamul rek bu ko bañ yàlla na yàlla may ansaaru diin alal nga xam ne lu mu bëgg a def rek daf koy def bu bëggee yokk jumaa ji yokk ko bu bëggee yokk école bi yokk ko bu bëggee tabax université bi tabax ko te loolu yëpp mën nekk na ndax bu dee Azhar bu mag bii ngeen di dégg benn jamiya rek waaye gis nga Azhar googu daanaka marché Xayra yëpp am na fa ay boutique am na fa ay boutique ñuy jaay di liggéey fu ñuy jaayee di fay liggéey rek ñu fay liggéey bu ko defee loolu moo mën a saxar l'Azhar ba mun a am junne at ak nangam te ay nit la ñu woon ñu ko doon jéem ay nit la ñu woon ñun tamit ay nit lañ dañoo bëgg a jéem lu nga xam ne incha allah daf fiy des di jëriñ doomu aadama yi ba àddina tukki te liggéey nag gannaaw samp ko ci kaw gëm yàlla naka la ñuy tasaaree xam-xam naka la ñuy utee itam li ñuy amee ndax am ci la bokk ndax buñ dajee waxtaan tëral suñu plan yu rafet rek mais nuñ ko exécuté xamuñ ko amuñ ko bu boobaa itam waxtaan rek lay doon moo tax il faut ñu jéem a ut liggéeyukaay yoo xam ne xaalis dina génn pour Jamhiyatul Ansaaru Diin luñ mënti jaay mën nañ koo jaay jaay defar ay photo baay defaraat ko jaay ko defar nangam ak nangam ñii dem ci marché bi di jaay lu nekk rek ñu dugg ci turu Ansaaru Diin pour am xaalis ci turu Ansaaru Diin yal na yàlla dimbale leen ci yal na yàlla taxawal yal na yàlla taalibe yëpp ñu ngi leen di woo ci loolu dañ jéem a góorgóorlu ci turu Ansaaru Diin ndax ñu amal Ansaaru Diin budget boo xam ne luñ bëgg a def ci dëkk bi duñ ci xaarati xalifa bi waaye Ansaaru Diin mooy jël décision dañoo war a yokk jumaa ji xalifa loo ci xam ñu ne d'accord na loolu li ma ci xam du d'accord na dañoo bëgg a yokk mahad bi dañoo bëgg a tabax université bi loolu yëpp lu ma nekk la yal nañu yàlla dimbale ñun ñëpp bañ amal ko jazakumullahu xayr amiin mu ñëw fekk si ñu doon waxtaanee liggéey bii ñu bëgg a tàmbali ci mandat bi nga xam ne dana jël ñetti at dañu delluwaat ci njàngale sëriñ bi Mawlana Cheikh Ibrahim bindu ci lettre Jamhiyatul Ansaaru Diin boobu muy wax ne bëggu na ñu doxin ñu tëralin woo xam ne jamono junne danañ mën a dox ànd ak jooju jamono comme topp mi nag lépp a ngi ci ñëpp a ngi ci dañ leen ñu dajee lëlu ñu ne borom xam-xam yi jàngkat yi surtout ñu xam àddina lool nañ géem a def li sëriñ bi waxoon nañ seet ndax loolu mën naa nekk ñoom ñu dem lëlu miñ lëloo proposé ñu tëralin yoo xam ne jamono tey noonu lay doxee loolu biñ ko liggéeyee ba pare benn équipe technique boo xam ne ay xale la ñoo xam ne seen njàng ci doxini jamono digital ak informatique ci la aju ñu dem tëralal yu xarale yu dëppook jamono nii liggéey boobu ci lañ nekkoon ñu gis ne su paree su amee Medina rek ñeneen danañ ci ba ñàkk a jot ñu ne kon nañ oote réew mi yëpp dëkk bu ne nañ ebal ku leen représenté techniciens yooyu tàggat ko jàngal ko loolu lañ doon def tey comité bi ko doon def nag suñu mbokk mi Cheikh Tidiane Gaye lañ joxoon mu piloté ko dëgg yàlla mu def ci itte ak effort boo xam ne dafay jaadu ñu njëkk a jël kàddu wax ko parce que moom sa doom la waaye kenn la ci liggéeykat yi xadara bi loolu moo taxoon ma ne na ma may ma introduire ko moom mu présenté projet bi waaye moo ko doon sonnee wax dëgg yàlla. jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare ni mu ko waxee rek donc ci doxinu Ansaaru Diin dañoo toll woon foo xam ne
comme ni ko Baye Niass waxee ci lettre bi dëppoo ak sa jamono te ñu xam ne fi mu nekk nii kuy dox boo bàyyee numérique gannaaw ñi ci des dinañ la bàyyee gannaaw moo tax ñu jëloon ay borom xam-xam yoo xam ne seen njàng ci loolu la màcc ñu créé benn plateforme boo xam ne rôle am mooy gestion administrative ak financière bu Ansaarud-Din problème mu distance yi doon am problème mu jot naa suma carte wala jotuma ko ak problème mu ñu xam comme ni ko Baye Niass waxee ci lettre bi bu ñu xamee ñaata nit ñoo nekk ci Ansaarud-Din ñu xam ñaata ñooy soppe yi ñetti problème yooyu la techniciens yi songoon pour ñu régler ko bu njëkk bi mooy fi mu ne nii defar nañ ko ba nga xam ne ku bugg a bindu rek mun ngaa bind bindu wuun bi nag mën na nekk yow nga ñëw bindul sa bopp en tant que talibé mais boo amee daayira aussi ki jiite daayira bi ci département bi mën na ñëw bind membre daayira bi yëpp bañ mat kon fi mu nekk nii képp kuy talibé rek boo yëgee lii war nga mën a dugg ci lii bindu ci looloo tax point bu njëkk boobu bi ñu demee ba toll ci ñu ne dañuy ñëw ba fii Médina département bu nekk ñu oo nit mu jóge fa ñu expliquer leen ko bañ mën ko waaye bala ñuy dellu ci seen dëkk yi pour bind nit ñi dëgg-dëgg ñi ko gën a yeeyoo nag njëkk a bindu ci sëriñ maa yi lañ jóge al xalifa def na inscription am sa inscription macha allah moo ci topp loolu lañ bëggoon a njëkkee bala nit ñiy dellu pour inscrire talibé yi donc à partir de lundi normalement liggéey bi bu doxee fileeg weer ku dugg ci site bi talibé yi nga xam ne nanguñu la ñoo nekk bindu ci Ansaarud-Din boo duggee fii rek di nga xam ñaata lañ boo xamee ñaata lañ di nga xam fu ñu dëkkee boo xamee fu ñu dëkkee di nga xam lan lañ mën ci wàllu liggéey ak lan lañ mën ci wàllu am te loolu forme organisation mbooloo mi la boo xam ne lu am solo la beneen bi mooy bi ñuy yëngatu ci Ansaarud-Din nag léegi daf ci amoon problème boo xam ne dañ ko doon jànkuwante ak mooy moom problème mu carte de membre tey jii nii ku ci bindu rek soo cliquer boo fay droit yi ba pare carte de membre bi déjà yow balañ la koy imprimer rek yow da nga koy jot ci sa téléphone loolu aussi vraiment ñu ngi sant yàlla réussir nañ ko ci bu baax a baax mu ngi ci am na ku la fayal ba pare yónnee nañ ko alhamdulilah wallaay fay nañ ko ba RTS mu ngi fi Baye FM mu ngi fi Al Madina FM mu ngi fi APS mu ngi fi média de la Hadara yëpp ñi ngi fii Kossy TV mu ngi fii te ñu ngi ànd ak ñun ca fajar ba léegi ci liggéey bi yaakaar nañ ni lii suñ jotaay bi des na tuuti sax ko dugg ci internet bi mën koo seetaan te liñ ci namm yëpp mooy taalibe yi xam ne taalibe yi yëpp taalibe Baye Niass lañ te ñii ni kenn jiituwut ci ñii te loolu rek moo taxoon ñi symbole ànd ak ñoom Baye dugaloon na message bi dugaloon na waaw ci numéro baaba lañ ko yónnee sa carte beeg yëpp dugg na waaw kii fay na ko ba sa carte bi bare na soo xoolee ci message amiin alhamdulilah doon tàggat ñi nga xam ne ñoo ko war a tasaare mu daj àddina yëpp dem fu toppam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mi nekk lël boobu nag lañ doon def tey depuis 9h ñu ngi këri gan ñu ngi pare ay 18h moyen yooyu pare nañ nag plateforme boobu ñu doon defar nag nga xam ne taalibe Baye yëpp lay wax ak ci àddina ak fu ñu mën a nekk ñu ne pour def lancement bi nañ dem ci ki nga xam ne tey ci tey suñ doon joxe première taalibe dañuy wax ne mooy première taalibe bi mooy xalifa bi sa xaadimul ummati nga xam ne moom loolu la wooyee boppam noonu la wane ñu dem présenté ko plateforme bi mu ne lii moom kenn du ko ci njëkk a dugg gis ngeen formalité yi ni ñu ko defee comme ni ko taalibe bu nekk di defee pour simplement noonu la ko defee dugg inscrire remplir formulaire bi mu àgg ci cotiser mu cotiser ci propre moyen propre fond ne cotisation annuelle mu ngi noonu ba pare ne moytu ngant taalibe wax jooju nag jeex na ñun dañu jàpp ne ñun fi mu nekk dogal boobu romb na suñ niveau parce que ku mag ki chef suprême bi moo ne mayu ci ndigal kenn mayu ci ndigal kenn ñàkk see dugg te oo na ci taalibe yëpp te jiitu na ci def ci daram li ci tegu mooy fi ngeen ñu mujjee gis nii mooy secrétaire général international bi nga xam ne tey ci tey moom moo amee Ansaarud-Din international bi te mooy feggoo ak xalifa bi ci liggéeyi xadara bi gis ngeen liñ moo ci tegu Cheikh Mouhamadoul Amine di baaba gis ngeen moom it mu def même forme bi formalité adhéré cotisé annuel donc tey ci tey dañoo jàpp ne toppam Baay mi buntu ubbeeku na bu taalibe di wane boppam ne taalibe la ci mbir mi loolu nag suñ ko
présenté ba pare daf ay jaadu nag ñu gërëm équipe bi ci suñ gannaaw nga xam ne ñooy techniciens yi doon liggéey ci créer plateforme bi nga xam ne volontairement lañ ko def ñun xam nañ suñ ko doon jënd xëy na suñ ko bëggee danañ dox lu yàgg pour am moyens suñ propre moyens yu ko defar mais ay taalibe ci suñ biir seen xam-xam màcc jëm ci loolu ñoo volontaire def sacrifice bi créer plateforme bi ànd ak équipe bu Ansaarud-Din ci Sénégal yëpp tey dëkk boo tudd ci Sénégal rek am na ko fi représenté kon lii mooy wane ne taalibe Baay uyu nañ oote bi kon nag démarré na tey désormais kenn ku nekk war na xool fan la fi nekk turam nekk rek mu inséré fa boppam def cotisation ne bëgg nañ balaa moo yàgg projet yooyu sëriñ bi tudd dégg ngeen mu ne Ansaarud-Din war naa mën a taxaw ne maay yokk jumaa ji maay yokk école bi maay defal Médina nangam te loolu mooy dëgg parce que su ko waxee du Ansaarud-Din jëmmi nit mais Ansaarud-Din taalibe yi lay wax mooy ne taalibe yi war nañoo mën a taxaw yokk jumaa ji yokk bayal bi yokk ba fu dëkk di àgg taalibe yi yóbbu fa dëkk bi loolu la sëriñ bi di wax maa ngi wax au nom de Ansaarud-Din ci njiital ñii may liggéey ñëpp ne taalibe amul ngan te désormais tey képp ku mën a dugg ci application bi rek war naa rëj-rëjloo buuxante ak ñaar ñi duggagum fi mu ne ci àddina ñaari nit a duggagum ci plateforme bi mooy xalifa bi ak Cheikh Mouhamadoul Amine ñu ngi ñi di dox jëm ci imam Cheikh moom lañ bëgg mu ñetteel leen suñ paree ñoom kuñ joxoñ ci ndigal rek danañ ci topp waaye li ma jàpp mooy ñun ñii ñëpp dañ bokk ci ñi buuxante pour bokk ci ñi topp ci ñooñu wa ma zalika àla bi aziz ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm presse bi parce que liggéey bi presse bi daf ci am rôle gannaaw liggéey bi yëpp nag presse bi mooy wan àddina bi te leen lii xewoon na Médina Baye te li ngeen ñu wan tey wan nañu ne pare ngeen pour def loolu parce que depuis ce matin ngeen dajale seen caméra dajale seen ay dictaphone journalistes yi ñëw ngeen topp ko ba mu pare foog naa ne bu ngeen ko wanee nit ñi kenn du am ngant pour bokk ci ñu ngi leen di gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatulah. bala ngay jeexal rek ñu ñëwaat d'abord pour question journalistique. plateforme mën nga wax ne kuréel la kii dispositif boo xam ne la dina tax ba ngeen mën a récolter talibé yi. waaw mais dina tax ba ngeen mën a récolter benn somme boo xam ne nii liggéeyu pays bi dañ ko mën a. waaw nga ñëwaat en résumé. waaw plateforme bi dafa am ci lum ñuy yóbbu dañoo am ñetti mbir yoo xam ne dañ koo bëgg a defal solution te sëriñ bi Cheikh Ibrahima Niass moo ko waxoon dafa bindoon lettre ci 1960 sos jamiyatu Ansaarud-Din nee nañ ca 49 muy dox ba 64 benn ziare mu def fii ziare boobu taalibi mu ngi fii ci rajo yeeg télé yi nit ñi di ko gis o àddina yëpp ñu dajee mu bind benn lettre publier ko toog ñu jàng ko secrétaire boobu doon ko jàng secrétaire am bi du Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mu am wax bu am solo bu mu wax moo xam ne dafa baax ñu ciy dellu ndax taalibe yi mu ne bàyyi lim def mooy dagg lay taalibe bu bëgg a sàggan ëllëg ndax bind ci kayitam signé ko def ci cachet toog dajale àddina yëpp ñu jàng ko ci kanamam taalibe yooyu toogoon bàyyi jàng lettre sant leen dara képp ku bëggoon a sàggan bu sa xel dajee loolu doo sàggan mu ne bëgg na suñu àggee ci xam ñaata bokk ci association boobu muy jamiyatu Ansaarud-Din xam ñaata ñooy taalibe mi mu ne ñuy doxale suñ doxee ni suñ jamono di doxee loolu mooy dëppale suñ doxin ak jamono ku nekk xam na ni àddina développé soxla ay économie moyen soxla lu nekk ci ay yoo xam ne ay moyen économie moo koy def loolu su fekkee dañ koo jël bëgg koo dëppale waxi sëriñ boobu daf ñu yóbbu ci plateforme bu mel nii nga xam ne benn danañu permettre ñu def recensement taalibe bu nekk mën naa inscrire tey bu duggee ci plateforme bi boppam bind turam bind nangam filier boppam su fekkee am na recouvrement ay cotisation ak contribution taalibe bi mën na koo joxel boppam kenn du dem laaj ko ay laaj na addiyaay sëriñ bi bokkut romb nañ foofu léegi liñ bëgg a defal sëriñ bi mooy kenn ku ne lamb sa bopp sa ñaq ne lii maa ko def ci tabax bii ñu bëgg a defal xadara bi loolu daf ñuy yóbbu danañ def recensement danañ def contribution yi recouvrement contribution yi alors dinañu yóbbu tamit ci développer réew mi xam nga ñun tabax bi ñuy wax du tabax jumaa ji du tabaxal sëriñ bi kër sëriñ bi am na kër am na ay kër am na ay oto am na lim soxla waaye bu ñuy wax ci tabax ci gis-gisu Baay tabax àddina bi la ñuy wax yëkkati Sénégal ñoŋal l'islam defar école yi dimbale njàng def loolu pour ñu def ko ku nekk xam na ne association ay membre am dañuy dajale boobu lañ formaliser ci plateforme boo xam ne membre bu ci nekk
li nga ci war a joxe da nga am foo ko dugal te dina yegg fi mu war a yegg dootul yóbbu li jamono di wax diw lañ jox suma xaalis mu lekk. Ansaarud-Din am na compte bancaire boo xam ne ñëpp Sénégal yëpp ci am ku ci bëgg a dugal ñaar dërëm mën nga ko cee sànni suñ koy utiliser dana jaar ci façon boo xam ne ku nekk xam ne xaalis boobu nit mënu koo jël fajee ko soxla ci xadara bi rek la mën a dem kon lii moo waral plateforme bi formalisation daal lañ nekk ak digitalisation comme ni ko jamono laajee équipe bii fii lay jaaree gërëm équipe bii nga xam ne ñoo créé plateforme nga xam ne ay taalibe la ñoo xam ne dañoo jàng seen xam-xam màcc ci lii man bi ma toogee ak ñoom li ma njëkk apprécier mooy gëm naa ne ñii Sénégal sax mën nañ ko yóbbu fenn ndax liñ doon wax xaw ma woon lan la mais biñ ko définir ba mu mën koo laal xam naa ne liñ doon wax soriwul ma man maa ko xamutoon te ñoom xamoon nañ ko donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm suñu sang Maolana Cheikh Ibrahima mii nga xam ne Cheikh Babali moom la ñu booleeg mbokk suñu cabinet nekk suñuy conseil nekk ci soldats yi nga xam ne laxasaayu na pour li nga xam ne mooy bëgg-bëgg sëriñ bi ci mbir mi moom mu joué li mu war a joué ku mel ni Cheikh Moustapha Mahi ak demeet mboolem usra bi mboolem njabooti sëriñ si ñëpp engagé wu nañ ci imam Cheikh Mamadou Mahi porte parole ñëpp a ngi ci biir lii ñuy wax daal tey ci tey désormais lancé nañ ko fii nii ñu toll kenn ku nekk boo jotee ci plateforme mën ngaa dugg léegi sa bopp contribuer ñu ngi gërëm di sant salaamaaleykum wa rahmatullah. Si bien, donc nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et prions sur son prophète, le sceau de la sainteté, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le disiez, M. Seck, l'objet de notre rencontre aujourd'hui était de partager au nom du Bureau national avec l'ensemble des groupements départementaux Ansaarud-Din qui sont au Sénégal et le volet extérieur parce qu'il y a certains groupements qui sont à l'extérieur, de partager avec eux la plateforme que la Jamiatou Ansaarud-Din vient de créer récemment pour digitaliser la gestion administrative et financière de l'association, mais également pour répondre à l'une des recommandations de Cheikh Ibrahim Niass dans sa fameuse lettre circulaire de 1964 dans laquelle il disait qu'il appelait l'ensemble des disciples à s'inscrire dans la Jamiatou Ansaarud-Din au point que, sachant le nombre de ses disciples, on saura le nombre, sachant le nombre de membres, on saura le nombre de ses disciples. Et qui sait l'importance de la statistique doit savoir que cette phrase est très courte, mais pleine d'enseignements et lourde d'idées et de richesses qu'on devrait pouvoir exploiter pour la bonne marche de l'association. Donc, avec le président national Seydina Alioune Cissé Niang, l'équipe technique, l'agence numérique qu'il a créée, a mis en place une plateforme de gestion de l'association, une plateforme de gestion numérique qu'on a partagée aujourd'hui, comme je le disais tantôt, avec l'ensemble des groupements départementaux. Chaque groupement des 30 départements du Sénégal, parmi les 46, a envoyé ici un membre. On les a tous initiés à l'utilisation de cette application. Alors, comme dès lundi, normalement, le travail doit démarrer au niveau de ces départements, on a jugé nécessaire de commencer par le commencement, c'est-à-dire de commencer par enregistrer le Khalif Khadimoul Ummati, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass, ainsi que son frère et représentant à Dakar, Cheikh Mouhamadoul Amin Ibrahim Niass, au point que tous ces représentants des départements-là, au retour dans leur lieu de résidence respectif, pourront démarrer le travail au point que quiconque se connecte à l'adresse https://jamiatouansaroudine.com saura actuellement le nombre de disciples qui s'est inscrit dans cette association comme membre. Et je pense que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que d'ici quelques mois, que tout le monde puisse s'inscrire dans cette application pour qu'on puisse atteindre cet objectif que Cheikh Ibrahim Niass nous avait fixé. Et quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit des talibés, le fait que vous vous êtes rendu au niveau du Khalif pour qu'il inscrive en premier? Quel est le message que vous voulez délivrer à l'endroit des talibés? Le seul message qu'on va reprendre, c'est le message du Khalif qu'il a donné lui-même tout à l'heure. Le message le plus expressif, c'est le fait qu'il s'inscrive d'abord en premier. Ça, on ne peut pas être plus éloquent que ça. Quiconque aujourd'hui se réclame disciple de Cheikh Ibrahim Niass, sachant que lui-même il s'est inscrit dans cette application,
normalement, ne devraient plus tarder à faire de même pour être dans les mêmes groupes, dans les mêmes lots, dans les mêmes associations que ce dernier. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'appel que nous lançons à l'endroit de tous les talibés et nous osons espérer que tous répondront favorablement à cet appel pour qu'ensemble, que la Jamiatou Ansaroudine, derrière leur guide religieux Cheikh Ibrahim Niass, puisse vraiment marquer l'empreinte de sa contribution dans la construction de l'humanité. Pour terminer, on peut dire que cette plateforme va permettre de recenser le nombre de talibés, mais aussi pour les travaux à initier dans la ville sainte. Forcément, ça permet de recenser, ça permet de collecter des cotisations, ça permet de générer les cartes de membres des talibés. Quiconque s'inscrit aujourd'hui, si tu reçois un message et que tes droits d'inscription, tu les payes correctement, tu peux avoir déjà ta carte de membre Jamiatou Ansaroudine version électronique dans ton téléphone ou bien dans ton ordinateur, le temps que cette carte soit imprimée pour que tu l'aies physiquement. TV am ngeen jarama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay